yéen a ngi ànd ak MMD Média mbokk yi dañu bëgg a àndandoo ak yéen ci tukki njiitu réew bu Sénégal ci banlieue bu Ndakaaru Kër Massar fi nga xam ni inondation bi daf leen sonal lool. ci kàddu yu mu fa yëkkati xemmeemteefam mooy soppi Kër Massar def ko département fekkoon na sax mu méngoo ak lu waa Kër Massar doon sàkku boobaak léegi yàgg na ndax annonce googu dina jeexeetalu ci situation wu nit ñi ndax annonce boobu tey lañ ko doon xaar. ndax def Kër Massar département mun na tee mu inondé bu fekkee toujours dafay nekk ci même situation bi tax mu inondé ci at mi ay question la njiit réew bu Sénégal ci ay kàddoom foofee ci diwaanu Kër Massar nangu na souffrance bi nga xam ni moom la askan wi dundee nangu na itam densité démographique bi Dakar di jànkuwanteel effectivement fàttali ko ni Dakar li ko commencé ci poste Médina ba Lac Rose benn dex la woon dex boobu amatul ay nit dañu dëkk ci kaw te ndox du bàyyi yoonam bokk na ci li sabab tey inondation yi nekk ci Dakar ci lii ay boroomi xam-xam wax te mu doon lu dëggu itam jafe weddi lool. bi ci des itam bu ñu fàttali ni Dakar lu toll ci 4 millions ngi nit mbaa lu ko ëpp ñoo fiy dund te yaatuwaayu Dakar mu ngi toll ci 55 kilomètres daanaka kilomètre bu nekk mu ngi dundaale ak lu tollook 3700 personnes c'est différent ak yeneen région yi nga xam ne tey boo fa demee di nga gis espace su kilomètre ci wàllu xayma ci wàllu densité ñaari nit ñoo fay nekk wala ñetti nit maximum tey Dakar ci wàllu densité benn hectare bu nekk wala benn kilomètre bu nekk 3700 personnes ñoo fay dund. heureusement njiitu réew bu Sénégal reconnaître na kon démographique boobu nga xam ni muy yokkute ak màggateeg nit ñi ci espace bu xat bi ñu nekk muy Dakar wax na ci wàllu assainissement foofu la problème bi nekk assainissement pour fan assainissement pour jëmee ko fan assainissement mënut a ñàkk Dakar fii ak daaneeluñu ay logement Dakar kenn mënut a def assainissement fii ak daaneeloo yenn ci ay dëkkuwaay mënut a ñàkk loolu force la wax naa leen ci njëlbéen ni di ko commencé fii poste Médine nekk tey ba egg ca géej ga ba Lac Rose lépp benn dex la woon mais dex yooyu ñu fatt dex bi ci Mariste fatt dex bi ci banlieue bu Ndakaaru dex meew bassin de rétention yeneen yi ci des aw Géejawaay dem ba Lac Rose loolu mënoo ko fatt ci ay dex yu doon recevoir ndox suuf si tooy asamaan si taw te ndox mi du balaat ndox mi du génnaat wala suuf si màndi ba dootul mën a naan ndox mi assainissement mun na nekk waaye faw ñu daaneel ay logement ñu ngi doon xaar ci kàddu njiitu réew bu Sénégal mu kon wax ci anam gi ñu fas yéene amale yooyu assainissement pour teel a am ñu mu préparé yëgal leen ni fi ñu dëkk faw ñu daaneel ko faw ñu jële leen fa état faw mu jël ay risques affronté ko lu nekkul ci dëgg ngir mën a régler situation ngir mën a indi dëgg ngir mën a dindi li nga xam ne désordre la ci dund askan wi ci foofu la ñuy interpeller njiitu réew bu Sénégal quel que soit lu mën a am dinañu def ay rencontre pour wax ci wàllu assainissement jàngat nañu densité démographique bi bokk nag askan wi xëy na jafe-jafe ak métit bi daañu def Kër Massar ab département bien lépp am na solo waaye tey fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre alxamesu tey lan moo gën a jàmp monsieur le président de la république lan moo gën a jàmp nañu génne nit ñi ci ndox mi am na démarche yi ñu ci commencé plus de 2000 personnes génne nañu leen fan la ñu leen yóbbu ci ay tente kañ lañu fay jógee kenn xamul lu ñu leen jox 100 000 francs minimum maximum 200 000 francs ba kañ cash bi ñu leen di jox ndimbal boobu ak fa ñu leen recaser nga xam ni coono jafe-jafe jànkuwanteel laaj assistance feebar mën leen faa fekk tawat mën leen faa fekk ndax fi mu nekk buy tawat bâche yu ñu leen defal sax est-ce que mun na tee ñoom duñu tawti ci biti lépp ay question la yoo xam ni da ngay yëg ni dëgg li ñu am ci ay moyens li ñu am ci ay jumtukaay li ñu am ci taxawaay dafa des bu baax a baax ngir ñu affronter ak mbënn mi nga xam ne tey def na ay coono ci askan wi metti na lool 15 jours ñu nekk ci biir ndox mu leen ëgsi ci dënn 15 jours ndox mi soppee ko def baxaw 15 jours ñuy dund ci souffrance bu amuñu fu ñu toggee amuñu fu ñu lekkee li lay war a suul
monsieur le président de la république ñu ngi ñaan encore une fois nga ñëw ak doole ñëw ak taxawaay bu ànd ak force indi solution rapide solution bu ànd ak assistance bu ñu war a taxawu askan wi ñu déplacer seen ay kër ñuy lekk di naan te mu am suivi ñuy faju ci bu ñu tawatee te muy am suivi en attendant ñu ngi xool